asalaamaaleykum mbokk perfect yi gars yi ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp di ñaanalaat ñëpp jàmm di ko ñaanal suñu bopp di ñaanal président Sonko yàlla bàyyi ko fi bàyyi fii bépp mbokk patriote bref sénégalais yëpp yàlla defal ñëpp jàmm. gars yi je vais encore reparler de affaire Ndeye Khady Ndiaye parce que man franchement bon bu ma màccee wax ji quoi je crois qu'il y a trop d'hypocrisie autour trop d'hypocrisie parce que tey. Bon, j'ai pris le soin hier, de toute façon, ma parcourir franchement panel yep. Mais, ñetti wax laa ciy gis mi ngi ñëwaat Ndeye Khady Ndiaye li ñu koy def di yoon nga xam ni yàlla noonu lay nattoon nit na muñ beneen bi mooy gars yi dañuy expliquer les faits maanaam ni ñu def ci ko topp ak ci ko def ok c'est bon beneen bi mooy ñu delloo ci affaire bi ci yàlla naan dëkk bi dëkku maam Alaaji Malick la dëkku Serigne Touba la dëkku diw dëkku de ok gars yi xoolal soit un peu plus rationnel quoi. tey bu ko kuy muñ loo Ndeye Khady Ndiaye tey franchement am na yoo xam solo daleew doo muñ tey xam nga tey bi ñu jàppee président Ousmane Sonko non muñoo wuñ ko duñ ko muñee duñ ko muñ loo lundi boobu fa la ma fekk. duñ ko muñ la parce que injustice la ku ne dëkku maam Alaaji Malick la dëkku ay Serigne Touba la ñoom ñëpp dëgg la ñun ñëpp ko nekk am nañ fuñ jox maam Alaaji Malick du ñëw jàppale Ndeye Khady Ndiaye Cheikh Ahmad Bamba du ñëw jàppale Ndeye Khady Ndiaye ku yaakaar loolu da ngay nax sa bopp bu ñu nax suñu bopp yàlla suñu borom moo féete kaw lépp te ak a mun a seetaan ngay gis koo xam ne dañ kaa tooñ rey ko yàlla toog di seetaan te moo ko sàqal boppam te keneen ku dul yàlla sàqul nit kooku nan la ñuy mënee ñëw di jàppale Ndeye Khady Ndiaye gars yi gis ngeen na tey lenn moo am mun nañ toog di développer fee di xool na la lii lan moo ko waral lan moo waral lii lan moo waral lii j'ai fait 3 vidéos bi may toog naan gars yi mbaa fàttewuñ Ndeye Khady Ndiaye c'était sama vidéo yàgg yi la yéen vous vous rendez compte que ñenn ñi da ngay dégg ñu ne traceur téléphone la ñu kii non du tracer ay téléphone bu leen nax seen bopp Ndeye Khady Ndiaye jour bi ñu ko génnee avant borom kër gi di ko génnee préparé na nit koo xam ne moo koy topp comme son ombre maanaam préparé na nit koo xam ne moo koy topp comme takkandeeram yéen vous pensez que Ndeye Khady Ndiaye dañ ko jël mais koo xam ne mi ngi doon surveiller Sweet Beauté bi di xool kan mooy ban opposant mooy dugg kan mooy génn ban journaliste mooy dugg kan mooy génn di filmer di capter lii Ndeye Khady Ndiaye di wax yëpp vous pensez que kooku Ndeye Khady Ndiaye su génnee da koy bàyyi mais on a été naïf médecin après la mort léegi nag on reste dans l'émotionnel et dans la sensationnelle non li xew dañ koy ci avouer loolu il fallait le faire avant donc c'est pas trop tard Ndeye Khady Ndiaye du moment mu jël ay bagages am di génn nit topp na ko di ko xool di xool ay faits et gestes am jarul téléphone ak traceur gars yi bu leen xalaat ni ñii dañoo sophistiqué grave yooyu on a face à nous un régime incapable li ngeen di xalaat moom la capable la ko c'est un régime en perdition suñ toogee di wax télé non je te jure maa ngi jégalu dama dem plateau ñu invité ma plateau Walf mais ma déglu ñenn ñi ci plateau bi ma ne est-ce que c'est ñii ñooñu gouverner avant plateau bi ma toog waxtaan ak ñenn ñi ñoo xam ni APR lañ bokk tu ma wax tur franchement par respect mais bi ma waxtaan ak ñoom ma ne ñii est-ce que ñii c'est à l'image de ce que ñu gouverne kon ne pensez pas que ils sont tellement sophistiqués wala ils sont lu portugais ndax poderosa ñoo xam ne dañoo capable non c'est très facile nga topp Ndeye Khady Ndiaye inoffensive avec son mari loolu rek la ñu am amuñu garde corps amuñu dara amuñu kër goo xam ne am na alam wala dara ñu topp leen Ndeye Khady Ndiaye fu mu dem ñu topp ko suy dem marché ñu topp ko suy dem fee ñu topp ko mais kooku il est facile mu dem ci benn salon boo xam ne xaritam moo ko moom nga dee ni moo ko moom di dem Kaolack nga koj ko jël téléphone te je vous dis quelque chose tey ñi ngi naan cagnotte ok supposons ñu dajale cagnotte xam naa ni fi ñu toll ni dangeen dajale cagnotte parce que li ñuy def lépp Mumbai lay doon Mumbai parce que mënoon nañ ko def avant président Sonko biñ ne suba la tabaski
daf ma woo téléphone ñu waxtaan lu yàgg mais daf ma wax baat yoo xam ni dama tëddaat tey muy raisonné sama bopp nee na ma nit ñi dañuy def ngir yàlla loolu la ma wax mu ne ma man li may dimbal si nit kenn xamul nu mu toll mais nit ñi dañuy def ngir yàlla mu ne ma man ci niñ ma yaree ku nekk xam na ni ñun yaru Casamance ma ne ko président man Casamance saa juddoo la dama jum fa laa jàngee ku nekk xam ne yaru Casamance da ngay bay li ngay bay sax ngay dundee ndax doylu mu ne man lu ma am rek doy na ma nga xool nit ku diiñ mu ne nit lu muy def na ko def ci sutura su fekkee nit day def dara pour nit ñi caméra yi tiim ko ñëwaan kii moo def amatul fay bi yàlla donte nag def di ko kii pour ñenn ni kii si la bokk mais lii defum ngir sël la chacun fait au devant de la scène waxu président Sonko boobu ma wax si téléphone sa démb da doon raisonné sama bopp ma xam ni président Sonko lu mu wax rek maanaam diine la léegi ñi ngi naan kañot bi naa leen wax leen gis nga ñi doon topp Ndeye Khady Ndiaye topp ko fi mu toxoo ba këram topp ko bu yoonu Kaolack topp ko ci salon ba ñooñu ñi ngi xaar ngeen dajale kañot ñaari chose moo ci sa présente moo am ngeen dajale kañot bi yóbbul ko këram xaalis bi soit mu nekk chèque soit ngeen yóbbul ko compte gouvernement bloqué ko wala ngeen dajale ko jox ko ñooñu di moment ngeen wanee gannaaw ñu dugg ci kër gi nangu xaalis bi avant loolu yëpp daam nañ leen dajale kañot bi certes baax na mais dafa am 3 batailles yoo xam ne foog ñu gañe ko kan mooy gouvernement wala kan moom Sénégal ba Ndeye Khady Ndiaye amul droit liggéey mais Ndeye Khady Ndiaye lan moo koy dund mais prisonnier sax soo ko joxee liberté conditionnelle da nga koy wutal liggéey ya dans les pays normaux dans les pays normaux prisonnier soo ko génnee da nga koy boole koo xam ni mun na ko wutal liggéey boo xam c'est en fonction de sa crime c'est en fonction de son incarcération léegi nga ne kenn contrôle mais président Ousmane Sonko contrôle judiciaire la nekk mi ngi liggéey mais Barthélémy Dias il travaille te pourtant contrôle judiciaire la nekk il exerce son mandat de maire Ndeye Khady Ndiaye lan moo tax mu war a toog bu liggéey bataille bi d'abord c'est juridique il faut attaquer ce gouvernement juridiquement ñu wane ni la pertinence que Ndeye Khady Ndiaye dafa war a liggéey force dañ ko war a protéger. Deuxième bi mooy bataille médiatique et de l'opinion mu jaral ñu opinion bi ñu maanaam journaliste yi képp journaliste patriote nekk wala journaliste tout court boo xam ne dëgg moo la ñor nga dénoncer loolu. beneen bi mooy populaire ñu def une marche pacifique pour li bañ a amati beneen bi moo nekk c'est financier ñu appuyer ko il faut gagner ce pari. ñu appuyer ko Ndeye Khady Ndiaye même su dee 200 000 par weer sax war nañ di ko jox même suñ ko jëndalee kër war nañ def soo gañoon bataille juridique bi mënoo ko giwutal liggéey parce que fu mu liggéey gars yi na ko def mais lan moo tax ñu ne ko lee yaa ko moom mais Ndeye Khady Ndiaye mu dañ liñ ko tere mooy mu ibbi par exemple salon de massage mais salon de beauté daf ko war a ibbi par force sans amul soxlawul autorisation mais c'est extraordinaire li amul fenn ci àdduna léegi dañuy continuer noonu naan woy nii la demee peut-être yi ku nekk di analyse baax na c'est pertinent mais des fois il faut des solutions la solution ñett yooyu la gars yi Ndeye Khady Ndiaye il mérite autant que ce palerme de Adji Sarr cette prostituée de Adji Sarr ñu protéger ko def ko lépp koo xam ni bopp Sénégal ba bopp Sénégal góor ñëpp xam nañ ko ah ñu protéger ko tey Adji Sarr di génn di dem fu ko neex je vous dis bien suñu leen waroon photo Adji Sarr génn na doo leen ko gëm elle se voile takk ay lunettes de soleil masque wu muur bopp bi ñu boole ak ay nit fu mu bëgg a dem mu dem ko marché asilama fu nekk lay dem laa leen wax ñu koy protéger mu nekk ci conditions yu baax yor xaalis di jënd oram di jënd ay tissues di jënd lépp di fen naan François Hélène moom ma yónnee ay xawma lan ak lan affaire yooyu li Ousmane Tounkara wax dëgg la François Hélène digul sax Adji Sarr la kii de papa Adji Sarr sax ak ñenn ñi seen dëgg da leen dig da leen yóbbu États-Unis te moom États-Unis mu wóorul duma je vais pas m'attarder sur François Hélène mais gars yi Ndeye Khady Ndiaye ne analyse yi baax na gis nga affaire bi lu ñu mën a dajale ci cagnotte te booy bi fu tëddee du nelaw amul sens nañu jël ay avocats yoo xam ñooy attaqué loolu la moo tax warul liggéey ñu dem ba autoriser ko mu liggéey force di forme sur le papier et di forme
beneen bi mooy nañ ko dénoncer beneen bi mooy nañ def manifestation pour kii ko Ousmane Tounkara mi ñu jàppoon gars yi jug ñaxtu dox seen dox xeex ba mu génn wallahi je le respecte beaucoup Ndeye Khady Ndiaye ko ëpp mérite fop Guy Marius Sagna lu mu mën a xeex Sénégal dëgg la mais Ndeye Khady Ndiaye benn déclic bi mu def pour dëgg ñëw moo kenn ëpp ko mérite ak ku mu mënti doon fii Ndongo Diop mi ñu jàppale pour mu jën je le salue quelqu'un que j'aime très bien ëppul mérite Ndeye Khady Ndiaye Ndeye Khady Ndiaye moo ma leer ni Sénégal nit gënu ko fi gëm yàlla nit ñi ko fi gën a gëm yàlla dañ leen compter Ndeye Khady Ndiaye moo ma leer ni xaalis bënul bëtam kon affaire Ndeye Khady Ndiaye mi ngi noonu gars yi nañ leen ci gën a taxaw maa ngi jégal nag su ma waxee loolu tey dëgg rek la mun a doon loolu laa doon wax dem sam benn xarit mu yónnee ma image yu Laurent Gbagbo ak Ouattara ma ne ko sa waay di leen laa lay wax Afrique pour man benn dëgg fi am muy Ousmane Sonko Afrique benn dëgg laa fi gëm muy Ousmane Sonko Afrique ki fi gën a jub leader bi fi gën a jub Ousmane Sonko la Afrique leader bi nga xam moo fi gën a gëm yàlla Ousmane Sonko la leader bi fi ëpp iman Ousmane Sonko la leader bi fi gën a constant Ousmane Sonko la te kenn ëpp ko fit kon dëgg benn rek lay doon dëgg gi nag mooy ñu jàppale Ndeye Khady Ndiaye loolu rek laa amoon lu may wax gars yi ñi ngi ziar ñëpp di bëggee ñëpp wasalaam